asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo fi tasee doon ay taskatu xibaar di leen wax li tax ñu woote ndaje mi mooy waxtaanee lu jëm ci mbiru agriculture te mooy campagne bii nga xam ni moom la ñu nekk ak bi ñu génn ak préparation wu njënd ak njaayum gerte ak itam subvention bi nga xam ni dañ ko annulé ci mbirum njënd ak njaayum gerte loolu mooy li nga xam ni moo tax ñu daje fii pour waxtaane ko ku ne xam na ni prix bi nga xam ni mooy prix gerte gi ñu ngi ko fixé ci 210 lañ ko fixé donc leneen liñ ciy waxaatit mooy campagne bi incha allahu rabbi suba lay démarré pour ñëpp xam ko ni campagne ci njënd ak njaayum gerte suba lay démarré te prix bi ñu ngi ko fixé ci 210 donc loolu mooy pas yu njëkk yi nga xam ni moom lañ tegagun actuellement di xamle aussi ni ci début wu campagne bi peut-être ñu bari doon nañ dégg ci ñun ñuy wax ni liggéey bi fu mu jëm baaxagul kon tey suñu demee ba nawet bi yegsi fii yàlla def ci sutura war nañoo sant yàlla te itam ñaanal ñi nga xam ni ñoo yoroon liggéey bi ndax dès le début bi ñu alerté ni lii fi mu jëm baaxul war nañ ko saytuwaat càmbar ko pour ñu bañ a am jafe-jafe ki nga xam ni moom lañ dénk agriculture dégguñu te yàlla def mu ñuy bàyyi xel ñu bokk ci ñu koy xelal aussi donc mu bàyyi xel ci loolu orienté waat liggéey bi ba mu tegewaat ci yoon kon suñu dee ay góor nekk ay nit ñu dëggu war nañu toogaat ni la ñu alerté woon ci début ba ni fi mu jëm orientation bu baaxul fii la mujj mooy def nañ ci ay effort ba lépp tege na ci yoon loolu nag mooy suñu ay tànk ñun mooy tegu ci dëgg ak jubal te nii ñu toogee tey fas yéene leen wax ci campagne bi que am nañ ci ndam am nañ ci mbégte aussi su ëllëgee suñu demee ba gis ni it changé waat na wala jaaratu ci yoon nii daan woowaat yéen ñëpp ngeen toog may leen li ñu gisoon mu tegee ci yoon kat bañ toog wax ni fi mu jëm baax na tey jàddaat na je pense que ni loolu mooy nit ku dëggu ku jub koo xam ni li nga nekk gëm nga ko bu baaxee nga ni baax na su bonee nga alerté ni mi ngi bon su yàqoo bu ëllëgee kon ñoom ñu xam ni ñoom ñoo defaloon seen responsabilité mais alhamdulilah campagne bi fi mu mujj sant nañ ci yàlla pour ñu bañ a guddal bañ a indi yu baree bari ndax su dee ci ay chiffres ak lépp loo xam ni moom la ñu soxla ci campagne bi lépp mu ngi fii 2017 2018 2019 lépp mu ngi fii mais dafay compliqué bu ñu bëggee wax lu nekk ñu jël ko tas ko ci ay chiffres ci fii ñu toog ñu koy mën a dégg di ko comprendre du bari mais liñ ci mën a wax tamuy lu leer mooy campagne bi alhamdulilah ndax lépp loo xam ni amoon nañ ko ci 2018 bi amoon nañ ko moo xam ci wàllu gerte la moo xam ci wàllu sëb la moo xam ci wàllu mboq la mboolem xeeti bay yi ñu fi bay ñaar yii rek moo ci am benn fa mu nekkoon wàccul yeneen yi ci des yi ci ëpp solo fa mu nekkoon yéeg na kon dara delluwu ci ginnaaw lépp dafa avancé alhamdulilah loolu mooy li nga xam ni bëggoon nañu ko leeral ci campagne bi bu ko defee ñëpp xam ni campagne ren bi am nañ ci yaakaar di leen xamal aussi ni suba la campagne bi ubbi ñu xamal ko mboolem jëndkat ak jaaykatu gerte yi ñu xamal leen ni suba la campagne bi ubbi incha allahu rabbi képp ku yor sa xaalis nga dem jënd prix bi ñu ngi ko fixé 210 leneen li ci yokk mooy dañuy dégg ñu naan subvention bi nga xam ne moom la état bi doon def ci mbay mi daf ko annulé dëgg la am na luñ ci annulé mais suñu nee dañu annulé subvention bi ñu doon def ci mbay mi rek c'est un peu compliqué ci nit ki koy dégg lan lay dégg wala baykat bi koy dégg donc kenn annulé wul subvention bi nga xam ni moom la état bi doon def lan la ñu annulé mooy état bi daf doon def day subventionné gerte gi mooy jiwu bi mboolem xeeti jiwu yi pour ñu bañ a guddal dañ koy def état bi ne la indi ci exemple rek laay joxe nag pour bañ a guddal exemple laay joxe état bi danaan la indil fukk ma fay fukk
ma jàppale la fay fukk loolu nga def ko ci engrais def ko ci gerte def ko ci ñebbe def ko ci matériel def ko ci produit yi nga xam ni àll bi tey bu sa tool bu ko benn gunóor wala loo xam ne da koy yàq attaqué da ngay woote rek ñu ñëw pompel la ko gratuitement yooyu yëpp ñu def ko ba pare ñu bëgg ni suñu paree nga ne état bi kaay ak li nga ma defal lépp dañuy jaay ak jënd gerte gi dama bëgg nga ñëwaat joxewaatal ma fukk ma jënd fukk nga joxewaatal ma fukk yooyu fan lay dem demul ci baykat bi fukk yoo xam dafa war a dem ci poos kenn xamul fu mu jëm loolu lañ ni dañ koy dindi xaw ma ndax dégg ngeen ma wala déggu leen dañu subvention bi nga xam ne moom la ñu wax ne nañu ko annulé dëgg la am na luñ ci annulé mais du lépp benn pàcc rek lañ ci annulé te li tax ñu annulé ko mooy kenn daa xamul ci kan la jëmul ci baykat bi parce que état bi nee na gerte gi nga xam ne ci suuf si lañ koy ji dañ koy subventionné engrais bi nga xam ne fa la jëm noonu produit yi nga xam ne fa lay dem noonu matériel yi ñuy bayee noonu mboolem matériel yi nag moissonneuse batteuse tractero samuwaaro alléero yépp ba tey ñu ngi ko subventionné pour mais nag suñ defee loolu ba nit ki bay ba gerteem pare ba ñuy xalaat naan mbay mi baax na am nañ ci ndam ñu ni léegi dañuy jaay ak jënd nga war a dem jaayi ñii war a jënd ñëw jënd nga am sa bénéfice dem denc sa xaalis ci sa compte nga ne nag état kaay booleeg bénéfice bi may am ci mbay mi lépp damaa bëgg nga ñëw su ma jëndee fukk nga tegal ma ci fukk mais loolu fan la jëm loolu la ñu wax ni moom la ñuy dindi te loolu bi ñu ko xaymaa mu ngi toll ci 13 milliards par an loolu donc bu ñu ko yaxanalee am na feneen fu mu war a mën a dem loolu nag la ñu wax ni dañ koy dindee ndeegun ministre bi nga xam ne moo leen dénk agriculture ak ñi mu àndal ci liggéey bi yépp aussi ubbi nañ seen ay bunt pour waxtaanee lépp mooy ñi nga xam ni dañ ci bokk war a ñëw indi pare na pour jël li nga xam ni moom la leen indil ku ñëw it ci ministre bi dina jël moom it information yi mu am jox la nga yóbbaale su ko defee bu ñu demee ba ca cëppaandaw la ñu dajale lépp teg ko bu ko defee xool lan moo ciy njariñu askan wi ak lan moo ciy njariñu baykat bi ñu wéyal loolu moo doon leeral yi nga xam ne bëggoon nañu ko indi ci li nga xam ne wax nañ ni moom lañ annulé prix bi aussi bi ñu def 210 dañu wax ni 210 lañ ko fixé mais ku man lu ëpp 210 jëndal parce que état bi ak ministre bi nga xam ni moom lañ dénk agriculture ak gouvernement bi yépp lenn rek la ñu bëgg mooy baykat bi jariñu pour baykat bi jariñu nag dañu naan 210 bi prix bi nekkoon bu mu wàcc parce que bu wàccee rek baykat bi loolu waaye nag suñu nee 210 bi mu nekkoon fa lañ ko yemale waaye ku mën a jënd lu ko ëpp ngir jàppale baykat bi defal ok alhamdulilah dañu ne prix bi bu mu wàcc 210 ku mën 210 jëndal ku mënul bàyyil ku mën 210 jëndal ku mënul bàyyil waaye nag prix bi duñ nangu moom muy wàcc 210 ngir duñ ko defee baykat bi lay loolu dégg naa sax président de la république joxe ci benn exemple bi ñu ko yóbbulee programme bi mu ni yéen salariés yi nekk fii kan moo ci nangu mois bii di ñëw ma wàññi sa salaire kenn yëkkatiwul loxo mu ni walla baykat bi nag li ngeen di jëndee prix bi mu bayee sonn ba bëgg a dee mooy salaire am bu ñu fexewul mu yokk bu mu wàññeeku kon li wér te wóor mooy prix bi moom dañuy fexe mu yokk pour baykat bi mën a jariñu waaye du wàññeeku matukaay yi nga xam ne yëpp yi jël nañ ko mooy dinañu fexe incha allah ba li ñu doon joxe ci engrais ci année bii passé li ñu doon joxe ci jiwu ci année bii passé incha allahu rabbi buñ ci exploité dañuy fexe nu mu yokkoo mee du wàññeeku loolu mooy matukaay yi nga xam ni ki ñu dénk mbay mi aussi xamle na ko ni dinañu ko def loolu nag moo nekkoon tey li waraloon woote bi ak jataay bi